ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo. yu fi amoon la ñu ne Franck Timis dafa fay Aliou Sall lu tolloog 146 millions francs CFA waaye ba mu koy fay sax fayum làqatu la ndax ko da ko jaarale ci benn société bu tudd Agritrans ma leen di yëgal fii ne mosumaa jot 146 millions ci Agritrans yi jógee ci Franck Timis wala ci ay société am wala ci ñoo xam ne dafa jokkoo ak ñoom loolu c'est totalement faux te maa ngi invité BBC wala keneen ku munti doon ci àdduna bi mu indi preuve ne société Agritrans mos na jot xaalis bu jógee ci Timis Corporation comme ñoom ni ñu ko waxee ci émission. yéen a ko déggandoo Aliou Sall ci conférence de presse bi mu defoon gannaaw bi BBC defee ab enquête ci corruption bi nga xam ne dañ ko ci tudd mu doon weddi $250,000 yi nga xamante ni jot na ko tukkee ci Franck Timis waxoon nañ ko ci ab vidéo moom kàddu Aliou Sall yi dara nekku ci dëgg parce que enquête bi BBC fësal wane nañ ci bépp facture buy wane ni jot na xaalis te ñu ngi ko jaarale ci société bii di Agritrans bi nga xam ni moom moo ko créé. léegi nag quelques semaines lañ ci teg El Hadji Hamidou Kassé di conseiller en communication wu Macky Sall dëggal ni Aliou Sall jot na xaalis boobu lee mi ngi ko xamle ci TV5 Monde ci édition bii ñuy dippee journal international ñu déglu ko ñëwaat. Je crois qu'il y a de l'amalgame. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agitrans de Michel Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Donc ça, c'est de l'amalgame. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est votre explication? Non, ce n'est pas une explication, c'est de l'information. C'est de l'information. Comme je disais, c'est d'ailleurs une question tout à fait de l'ordre du privé, parce que Michel Sall s'est défendu. Je pense que on doit prendre également en compte les arguments qu'il a développés. Il a montré que ça, c'est une somme qui a été virée dans un compte parce que résultant d'une mission de consultation. Alors, il y a... ci vidéo bi El Hadji Hamidou Kassé ne Aliou Sall jot na effectivement xaalis te ñu ngi ko transféré entreprise bii di Agritrans mais de toute façon bu dëggul ko wala mu weddi ko ñëpp xam nañ que ni Aliou Sall c'est un corrompu dañ ko ger pour que magam bii di Macky Sall signé contrat bi ñu accordeel Franck Timis loolu dafa leer amul werante mais li reetaan lu ci sorti El Hadji Kassé bi mooy nee na Aliou Sall li tax mu jot xaalis bi mooy da doon defal ay service de consultance kii di Franck Timis ci wàllum mbay maanaam agriculture mais ñii kan la ñu yàpp loolu la ñuy laaj lan la ñu yàppee sénégalais yi li leen di wax mooy bu ñuy jibal seen kàddu nañu respecté tuuti sénégalais yi parce que mënuñu di jàkkaarloog sénégalais yi di wax ak ñoom comme si que dañuy wax ak ay nit yu yeewul ay nit yu amul xel même bu fekkee ni am na ñenn ci sénégalais yi nga xam ni xamuñ bu baax lu jëm ci wàllum pétrole ak yu ni mel ay doomi aadama ñi ngi fi di wax ak ñoom di leen leeralal pour que ñu xam lan moo xew ci dossier boobu noonu kenn nelawatul léegi en tout cas ñun ci suñu wet ñi ngi def suñu kéemtalaay kàttan te duñu bàyyi duñu tay di wax pour que sénégalais yi xam naka la ñuy def ci seen alal ji nga xam ni ñoom ñoo ko moom moo xam ñu yeewu ci taxaw temm xeex ko baax na xayrul mais l'essentiel mooy dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba lépp lu ñu warloog askan wi ñu xam li xew naka lañ ciy def ci li nga xam ni mooy seen ressource muy pétrole muy gaz muy yeneen richesse. léegi nag li ñuy jàpp ci histoire bii nii mooy que ni nguur gi fi ne jamono gi dañu jànnaxe parce que wolof dafa ne gémmiñ guy naat ci du wax jàmm te itam sàccum dënd yomb na mais fa nga koy teggee mooy jafe jamono jii li ñuy def sax ñoom tayuñu ko parce que yàlla moo leen di weer fu mu toll gis ngeen suñu borom bu lay toroxal yow booy wax sax doo ko tey parce que dafa am yoo xamante ne nii suñu borom subhanahu wa taala du ko seetaan mënoon na saxal sàcc alalu askanu lëmm ba pare borom bu tedd bi toog di seetaan lii moo gën a ndaw ci erreur yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def moo xam erreur de communication moo xam attitude yi nga xam ne ñu ngi koy am depuis bi mbir mi éclaté mais tayuñu ko parce que suñu borom moo leen di weer te lii lu ndaw la ëllëg dina am yeneen preuve yu gën a garaaw yoo xamante ni dinañ génn te sénégalais yi dinañ xam que ni situation bi gën na garaaw sax que niñ ko foogee jamono jii ñu toll. seetlu leen rek depuis bi affaire bi éclaté naka la nguur gi di doxalee pour nax sénégalais yi. bu ñu signé contrat yi Franck Timis am permis yi koy may mu rechercher ak exploiter zone yi nga xam ne jotu nañ ne am na pétrole ak gaz ñu ci bari dañ ci waxoon
Baba Aïdara def ci ay live expliqué Clédor Sène defoon ay révélation ci ay plateau de télévision ak ay rajo ak yenn site internet yi Thierno Alassane Sall démissionné gannaaw ab deal buñ ko bëggoon signaloo te mu concerné dossier wu Total Ousmane Sonko bind ci ab livre jamono jooju ñoom ñi féete ci nguur gi dañ doon wax naan ñooñee dañu war a noppi parce que xamuñu dara ci wàllu pétrole alors que mbir yu ni mel muy richesse yi du ay mathématiques wala ay sciences yu compliquées yoo xamante ne nii ay yenn xeetu doomu aadama yi ñoo ko mën a comprendre du lenn lu dul ay contrat ay information yoo xamante ni mun nga ko vérifier xam lan moo ne ci biir lu yomb la mais loolu comprendre nañ stratégie la woon pour ñoom jéem a lëndëmal xelu sénégalais yi pour que sénégalais yi bañ a sax xalaat lépp lu jëm ci wàllu pétrole ak gaz bañ ci yeewu te loolu tey changé na parce que tey sénégalais boo gis même ki nga xamante ni mosut intéressé wu ci wàllum économie politique yu ni mel mi ngi jéem a gëstu lu xew ci pétrole bi te yaakaar nañ ni premier pas la pour que sénégalais yi gën a taxaw temm ngir xeex li nga xam ne ñoom ñoo ko moom. jamono di dox BBC fësal ab enquête bi ñu mën a dippee déclic maanaam moo taal mbir yi ci enquête bi ñu fësal ci ay preuves ay contrats ak ay paiements yi nga xam ni Aliou Sall jot na ko en complicité ak magam bii di Macky Sall bi nga xam ni moo signé permis yi ñu jox Franky Timis ba loolu génnee ñu ñëwaat ñoom nguur gi ne ab complot la pour déstabiliser li nga xam ni mooy réewum Sénégal alors que BBC média bu indépendant la bokkut ak sagaru RTS bi nga xamante ne nii bés bu yàlla sàkk lenn rek la ñuy dox mooy du ñu wan président du ñu gëstu li Sénégalais yi di dund du ñu xool jafe-jafe Sénégalais yi amuñu équilibre ni ñuy traité seen information alors que suñu alal la leen di fay donc BBC bokkut ak ay sagaru RTS yi nga xam ne alalu Sénégalais yi la leen di fay te liggéeyul Sénégalais yi c'est des médias indépendants mais amuñu woon argument moo taxoon ñu doon wax naan média la boo xam ne nii dafa bëgg a déstabiliser réew mi alors que BP bi ñuy tudd sax ci dossier bi entreprise britannique la maanaam mook BBC ñoo bokk même réew donc bu doon seen intérêt réew kese la ñuy xool du ñu def enquête bi. ñu tegaat ci diir palais présidentiel ñëwaat ni Macky Sall musul jot rapport IGE bi doon sàkku ñu annuler contrat bi ñu jox Petro-Tim bu Franky Timis parce que newul woon contrat bu jaar yoon léegi nag ñoom ñu ne musuñu jot rapport boobu noonu alors que président ci boppam. moo sàkk woon bind ab lettre pour que ñu mën a enquête ci dossier boobu noonu loolu lépp ay xeetu tiit la ak itam jéem a nax sénégalais yaakaar ni yeewuñ fi mu toll nii nag ñoom ci seen biir ñooy jokkalante ay kàddu di waxante ay wax yu ñaaw ku ne di tam sa morom dëmm parce que ginnaaw bi El Hadji Amidou Kassé defee ab sortie ci TV5 Monde dunguru Aliou Sall bi nga xam ne moom lañ teg ci bopp journal bi di Le Soleil sénégalais yi tamit moom ko muy journal boobu noonu sénégalais yi ñoo leen di fay mais journal bu tekkiwul dara la ay journalistes yoo xamante ni nii ñoom gestu kese moo leen yóbbaale ñu teg fa ab dunguru Aliou Sall muy Yakham Mbaye moom Yakham Mbaye moo indi ab tontu mais ñoom it neen la parce que jàpp nañ ni ay kàddu Yakham Mbaye moom kenn du ko accorder crédibilité parce que journaliste la boo xam ne day jaay boppam. donc léegi tamante dëmm bi yamatul rek ci ñoom ak askan wi nga xam ne ñooy kaas di dénoncer liñ fi nekkee ci réew mi mais léegi ñoom ci seen biir ñooy tamante dëmm di waxante ay wax yu ñaaw mais loolu concerné wuñ dañuy wane rek que ni instant yi amatuñ argument xastante la ñu mën waxante wax yu ñaaw mais fii dañuy indi ay mbir yu leer nii ak nii ak nii la demee. léegi nag yaakaar na ni li ëppoon solo ci pétrole beeg gaz bi yeneen ressources yi daanaka yu ci bari wax nañ ko te duñu mës a arrêté dañuy wëy di ci wax à chaque fois que ni jot nañ information yu bees ci mbir moomu dañuy rek inciter sénégalais yi ñaax leen ñu bañ a bàyyi li nga xam ne mooy combat bi tey. collectif aar lu ñu bokk mu concerné sénégalais yëpp du mbirum parti politique du mbirum société civile du mbirum ay doomi aadama yuy yëngu ci wàllum àq ak yelleefu doomi aadama collectif boobee day wëy di organiser ay manifestations combat wu ñëpp la parce que avenir yu réew mi jamono ji moo nekk en jeu. ñuy wax nag wàllum fitna ci biir réew mi xëy na peut-être dañ koy wax pour jéem a nelawal xelu nit ñi mais depuis bi mbir yi tàmbalee képp ku bokk ci collectif aar lu ñu bokk wala beneen kuréel li ngay wax mooy manifestation pacifique maanaam woote wax li la métti ci jàmm ak salaam. parce que dégg nañu récemment Imam Kanté wax ni bokkutul ci collectif aar lu ñu bokk parce que jàpp na ni ab collectif la boo xamante ni dañu bëgg a yee fitna ci réew mi mais jàpp nañ ni ab imam ak li muy représenté lépp ci diine l'islam buy wax dafa war a wax kàddu yoo xamante ni ay kàddu yu wér la. chaîne bi di Xalaat TV am na ci ay membres yoo xamante ni dañu adhéré ci collectif aar lu ñu bokk mais ci biir collectif boobu noonu amul kenn wala ñenn ñu fa mës a wax waxi taal réew mi wala yee fitna ci réew mi. et puis sax collectif aar lu ñu bokk bu ñu taalee réew mi ñoom fan lañ jëm amuñu feneen fu ñu jëm
donc nag li nga xam ne yaa ko moom doo ko nasaxal. donc Imam Kanté ak ñu mel ni moom bu fekkee ni am na yeneen intérêt yi nga xam ne moo raw suñu pétrole ak suñu gaz nañu dem jël ko profité ci mais pas di jéem a tromper sénégalais yi. il faut que nit ñi def attention ci nit yu ni mel dañuy engagé wu ci ab mbir pour nit ñi xam leen ñu am tur après nag ñu dugg ci ay yeneen mbir gis nañ fi ay cas ak ay cas yu dul jeex mbir mi gëm-gëm la dogu ak taxaw xeex li nga xamante ni mooy sa alal yéen a ko bokk te mu nag concerné avenir u réew mi. tey liy dëgg mooy fii ci Sénégal kenn rek moo bëgg a yee fitna ci réew mi taal ko ba pare dem yoonam moom ak njabootam nasaxal avenir u ay ndaw ak ay génération yi nga xam ne ñoo war a ñëw muy Macky Sall. parce que xañ nit ñi ñu manifester wane li nga xamante ni moo leen métti ci biir réew mi mooy pousse nga leen ngir ñu riposter mais lan moo tax nga ni doo bàyyi nit ñi ñu organiser wu def seen manifestation ku ci nekk jël kàddu wax li nga xamante ni moo la métti ci mbir mi nga xam ne moo tax ñuy kaas bu ci noppee ku ci nekk ñibbi sa kër jàmm na ñooy xeex du am xulo du am sànnante ay xeer du am sànnante ay gaz lacrymogène du am lan moo gën a yomb loolu. donc ku bëggul loolu noonu yow yaa bëgg a yee fitna ci réew mi yow yaa bëgg a taal réew mi Sénégal fi mu toll nii benn jafe-jafe la am benn problème la am mooy jamono ji Macky Sall jaay nañu tubaab yi benn ñuy jooytu noppeeguñu mu séddale suñu alal ak njabootam ak ay entreprise yu nekk bitim réew nasaxal li nga xam ne mooy justice bi yoon pour que benn procès bañ a am pour que ñu bañ a topp rakkam ci yoon topp ko moom ci yoon ndax dafa hypothéquer avenir u Sénégal après nag mu bëgg ñoo noot ne kenn du ko fi waxee loolu la ñu ne du fi amee tey du fi amee ëllëg Macky Sall moomul nit ñi. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.